acca jërë ngeen jëf mbokk internet ak téléspectateur yu Wakam Actu ak Somtime TV en collaboration conjointement di leen di nuyu mbokk internet yi di daal Daouda Diop kenn dootu ko présenté ci biir Wakam maa ngi lay nuyu bu baax sëñ bi Diop di la jox sa wàcc waaw maa ngi leen di fay waa Wakam Actu di leen gërëm di leen sant di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ok jërëjëf tey dafa am benn terrain de foot bu nekk en conflit muy jàkkaarloo Sumpëji bi nga xamante ne mu nekk ci diwaanu terrain ASECNA bu fekkee historique terrain bi li ko sabab est-ce que mën nga ci dikk pour un petit rappel. waaw non terrain bi nekkul en contentieux terrain bi mi ngi nekk sur le TF 5007 léegi qui est devenu 1751 NGA terrain bi nekkul litige dafa doon boo defee sa morcellement bu dee équipement la donc c'est le ressort du maire. mais buñ ko joxee équipement bu fekkee da ngay xaar ñu jox ko maire bi maanaam déclassé ko soog ko jox maire mu soog a doon loo xam ne day doon autorité publique waaw am na terrain boo xam ne mooy terrain sumpa bi ñuy wax terrain sumpa geex jàkkaarloo li tax ñu koy tudd sax mooy que ne ñun ñoo initié woon pour defar fa terrain parce que amuñu woon fu ñuy entraîner boobu temps c'était en 2012 benn société bu nekkoon Kamamel ñoo fi yoroon ay tracteur man ak Ousmane Gueye président jàkkaarloo ak ñooy Babacar Touré ñu initier defar terrain bi génnee ci xaalis di woo tracteur di leen jox 100 000 50 000 kàmbala woon di jël ay suuf bi ñuy liggéey di ko fa sëkk ba mu doon terrain sumpa gi léegi nag donc terrain boobu ñu bàyyi ko foon autant sax doon nga dégg maire bi naan terrain bi dañ koy defar ok kenn bañul ku ko defar donc boo ko defaree ba léegi yàlla def am ay kër yu fa nekk donc ñoom baax na même boo ne da nga koy def gazon synthétique ñoom ñuy dëkkandoo war nga leen laaj ndax yéen d'accord ngeen ñu def fa synthétique donc boo ko defee synthétique day doon loo xam ne c'est privé te espace kenn joxewu ko pour privé donc titre privé bu collectivité boo siy def délibération war nga laaj accordu kii jiite collectivité bi donc mënoo tëb rek nga ne da nga koy defar gazon synthétique ba si def délibération loolu dafay indi ay problème parce que lu ñëpp bokk da nga koy waxtaanoo le maire ñun ñëwnu pour di ko iñaane wala di ko blâmer wala di ko faxatal loolu nekkunu si mais dafa fekk titre bi ñu yor collectivité bi moo ko moom administration bi moomu ko c'est un titre privé donc loo siy def war nga war a waxtaane ak ñi nga xamante ne ñoo ko jiite mais ok léegi def ngeen jéego à travers peut-être benn communiqué ou bien dem tête à tête toog ak le maire est-ce que xam na ne mu ngi def loo xamante ne askan bi d'accorduñ ci. mais bul fàtte ne maire bi ab lébu la. waaw ab lébu la xam na li fi nekk yëpp. lu si nekk loxo ma ngi si biir. ñun nag dañ fi dul nekk di wax souvent nit day wax dëgg duñ xool dëgg gi muy wax fan la jëmee soo jiitee ñëpp doo am parti boo bokk. am benn parti boo xam ne bokkoo ko gis nga boo gisee jaxasoo Wakaam bi yëpp ñàkk a waxante dëgg la mais buñ toogoon waxante dëgg dinañ xam nan la mbir yi di demee loo xam ne ni ñëpp si bokk yam laaju ñuy xuloo bul fàtte ne dem neen fi tribunal dem neen fi fépp lii c'est pas la première fois terrain basket bi nga gis nii lan leen doon wax duplex la signé ko dem jox ko au sang ba léegi kenn mënu la génneel contrat bi na la temps leen signé ay wax rek nga dégg amul kenn ku la génneel document bu officiel ñun amuñu iñaan maire di defar ak quel que soit maire bu mu mënti doon ngay defaral doomu Wakaam ñuy am iñaan mais su fekkee tamit yow da ngay demee doon maire ba pare bokk ci association boo xam ne dañuy làqatu ci suuf est-ce que dégg nga di signé ak ay promoteur privé c'est pas normal. titre privé mënoo si ñëw jëli sa promoteur fee nga ne da ngay def ak moom protocole di defaral nit ki sans son aval amul fenn gis nga pour te dire vrai terrain basket bi ngay gis nii délibération la délibération ba léegi mi ngi si 1751 ñun nag duñu dof dañ si tolloogul deal bu fi am xam nañ ko mais tey mënoo boole ay front yu bëri le maire il n'a qu'à revenir sur sa décision parce que ay coow am na leneen lu ko gën terrain football bu mag bii peut-être boo ñëwaatoon dinaa la wan ay documents yoo xam ne c'est des documents administratifs yoo xamante ne dañ ne lii Wakaam moo ko moom mais tappal man dama naan maire yi fi nekk bëgguñu defar stade pour te dire vrai bëgguñu ko non bëgguñu ko li may wax xam naa ko te yéex na quand même c'est vrai mais pourquoi Wakaam warul mën a am stade ñaata at nga ne ñaata at ñu nekk fii nii kenn waxatul waxu stade nga bàyyi ba ne léegi mandat yee ngi jeex
ngeen bëgg a ñëw indi fi benn bruit boo xam ne jaru ko. déjà xaalisu PAMECAS Wakaam collectivité bi 1 million 200 yi ñu doon fay fan la xaalis bi dugg. am na enquête am na plainte mi ngi en cours mais après dinaa si revenir. pour gën a leeral. ok léegi kan ngeen di interpréter à travers li nga xamante ne moo jot a xew dëgg la moom mooy. non le sous-préfet. waaw ok kan ngeen il paraît que le sous-préfet mi ngi fa woon. léegi nag dañuy alerter gouvernement beex sous-préfet ak ministre de la justice ak ministre de l'intérieur. parce que titre privé la mënoo ñëw ne da nga fay def gazon synthétique kenn bañu gazon synthétique mais au moins les habitants yi dëkk foofu noonu lépp lu fa am ñoom ñoo subir les conséquences. te et puis ki nga xamante ne moo initié morcellement 1751 jaraaf Youssou Ndoye la donc boo demee bay initier si titre privé jàmbur war nga mën a dem ba si moom nga nekk li mooy sama xalaat jaraaf du bañ loolu loo xam ne pour jeunesse Wakaam la kenn bañu ko mais tey da ngay jëli fee sa promoteur si titre privé nga ne da nga koy signer dañuy def délibération dama ko bëgg a def synthétique loolu mooy lan. ok au temps de l'ancien maire Bathily Diallo déggoon nañ fi ay conflits fonciers gis nga jamono Thiendoye am na fi jamono ki nga xam ne mooy l'actuel maire am na fi mbir mi léegi kan mooy toog ñu mën a waxtaane mbir parce que tamit alalu ndono ak nguur bu ñuy xëccoo chaque jour jiyee mën na. mais xam nga la mooy indi loolu. nit warul def conflit d'intérêt. gis nga campagne la. élection bu ñu demee campagne. ku nekk loo xam say kabo na nga ko jël sànni ka sa morom. mais nekkunu campagne. xam nga li tax nekkunu campagne tey bu ñu dépassé campagne bu yàlla defee yow nga falu dañ la war a jàppale moom war na xam ne dañ koy jàppale xam ne lu bëri mais dañ si dëgg suñ tànk parce que boo fi nekkee di wax dañ naan kii dafa bëgg a jël place diw wala dañuy politique tel n'est pas le cas ñun lii nu ñor mooy intérêt Wakaam. le maire su fekkee ne bëgg na jàmm gis nga waxtaan koo woo waxtaan bu ñëw nga soog a wax ne bëggoo waxtaan ancien maire bi fi nekkoon muy Bathily da daan woote à part morcellement 373 parce que boobu noonu amoon na conflit d'intérêt tey boo génnewoon liste bi bu démb doon tey da nga siy gis ñoo xamante ne dañ doon cuuc fii di cuuc fee dañ si doon revenir parce que loolu boobu peut-être amaguñu woon mature mais Wakaam kenn mënu ko jël rek tout le temps rek ñu nekk si benn conflit te duñ waxante dëgg li koy indi mooy de dafa am ay ñoo xamante ne mënoo jiite maire ba pare am foo bokka c'est ça la vérité. mënta ne. non xel waru ko xalaat ku jiite nekkunu campagne le maire c'est le maire de Wakaam doonul maire mouvement 2000 doonul maire mouvement 2029 c'est le maire de Wakaam en tant que bu ñuy wax dañuy wax en tant que citoyen Wakaam population Wakaam noonu la war a taxawee mais su fekkee ñaar ni dañuy xeex nga xool fan nga bëgg a bokk te xeex amu fi xanaa nag boo ne yow da ngay defar ab gazon terrain synthétique nee naa la lépp lu mu initier mu baax ci jeunesse bi dañ siy ànd parce que ñun dañ yor suñu conscience di ko xalaat jaraaf tim dafa yor xelam di ko xalaat mais nit boo ñëwee ne da nga koy forcer coûte que coûte lii la neex ngay def te kenn xamul lan nga signanteex promoteur kenn xamul nan la demee terrain basket bi tey boo fa demee da ngay demander autorisation pour dugg fa le pourquoi te Wakaam moom ko léegi après ñu bàyyiwaat synthétique ñu defaat ko après ñi buñ waree entraîner ñu leen di laaj fan ngeen di dugg loolooy lan. ok est-ce que jéem ngeen a def ay jéego ngir rapprocher le promoteur pour xamal ne ko même bu ko jëndee peut-être dina am benn problème ñoom du la wan benn promoteur terrain basket bi kenn du la kii mooy promoteur bi da ngay wax ne na laan xawma den waxtaan ba juboo xawma lan à participation la ñun ñooy financé nga jekki-jekki ñu ne la non base français maye na lii ñu jekki-jekki ñu ne la non Osamo nangam gis nga nit ñun iñaanewnu kenn ku nekk boo jiitee dafa ne yàlla moo tudd nga jiitu mais nag jiitu taxul nga gën kenn wala nga gën a jub kenn. Wakaam dafa yaatu su la jiitalee. da ngay jéem a am tuuti noo modéré nit ñi. mënoo yar ñëpp mënoo xolloo ñëpp muy jaraaf sax ñëpp mënuñu ko gëm mais toujours da ngay xool li nga xam ne mooy intérêt population bi ñu def ko. loolu jar na xuloo jar na xeex. ok Wakaam bëri na ay terres yu fi nekk alal boo xam ne alalu ndondolo maam yi ñoo ko fi bàyyoon. waaw mais tey chaque année damay ñëwaat ci question bi day am polémique yéen tamit comme seen diggante est-ce que structuration bi mot na maanaam wala am na taxawaay boo xamante ne mbir mi dañ koy xeex une fois pour toutes. non mat na. mais xam nga la moo fi nekk. dafa am ay titres état yu fi nekk yoo xamante ne c'est le titre 4407. dañ ne les 2/3 restent à la collectivité de Wakaam. waaw. est-ce que dégg nga mais loolu pour ñu am si accès c'est le maire mooy initier lu mu mënti doon administration buy waxaa moom tamit dina waxaa collectivité bi
ndëgam administration état du Sénégal mooy wax ak collectivité waxutuma la le maire mais déedéet mais bu maire bi jëlee benn tànk waxee beneen boor collectivité bi waxee beneen boor mais day indi conflit bii du cas boobu lii c'est un titre privé qui appartient à la collectivité terrain bi équipement la pour public bi la donc lépp lu ñu suy initier war na mën a convoquer les collectivités bi jaraa fi ne ñu waxtaan ak ñoom ñu xool lan moo si gën li si gën ñu def ko mais xëy rek def délibération année parking bi nekkoon morcellement bi nekkoon côté armée rek dañ xëy rek nga gis jox leen autorisation wooy kenn du ko fi liggéey et cetera ñu xëy da ngeen di jóg wooy kii moom lii am na lee loolooy lan parce que am na nu mu demee nit ñi ne dañ yor seen xel di xalaat mais tey bu fekkee conflit am na dafa am ñu mu arrangé am na ñoo xam ne bëgguñu Wakaam doon benn parce que seen intérêt personnel moo si ne. ok léegi bu fekkee am nga un dernier message jàppal ne askanu Wakaam yëpp ñu ngi lay bàyyi xel message bi lan lay doon. bon message bi yëpp mooy. ñun bañuñu ku def projet. bañuñu lu baax si Wakaam ñu ne lii baax na si Wakaam. mais nag yor sa groupe wala yor sa association bëgg a signanteex benn promoteur si titre privé boo xamante ne collectivité bi moo ko moom loolu amul kenn ku koy nangu. fii ay góor jigéen nekkuñu fi ay góor a fi ne. dëgg la bu la yàlla jiitalee ñun nangu ne yàlla moo la jiital. mais lépp da nga koy teg si waxtaan. mënoo dem di signer si titre privé boo xam ne lii dañ ne terrain football la nga ne non damay waxtaan ak promoteur def ko synthétique kii di synthétique après privé lay mujje kenn du ñëw da ngay ñëw football gratuitement. c'est pas vrai. dañ war a bàyyi di signer ay protocole yoo xam ne leerul un maire suy signer te protocole wala association buy signer protocole bu mënti doon loo xam ne day concerner Wakaam yëpp on dit que ne lii leen signer loolu mooy lu leer. mooy lu jub. mais tey mënoo xëy rek ne damay def ci titre privé boo xam ne lii dañ ko def pour autorité publique yaa ngi dégg ñu ne laan terrain jàkkaarloo terrain sumpa gi mais loolu c'est une façon de parler 14 ASC moo fi nekk kenn mooy dem foofu di fa entraîner ñu ne la génnal. jàkkaarloo moo ko moom wala sumpa gi moo ko moom mais nen ka teg si yoon nen bàyyi di diaboliser di wax li nga xamante ne mooy dëgg. ñun ku nu woo dañ lay fekk ba fa nga ñëw waxtaan ak yow bu dee gis nañ si Wakaam ñu ne ok mais xëy rek ci titre privé nga ne da ngay def. délibération na dama koy def gazon synthétique. ñoo ngi xaar. ok jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal. Somtime TV Wakaam Actu en collaboration jàpp leen ni incha allah rabbi yeneen ci kanam di leen di jox dig daje ba beneen yoon jaa ngeen jëf. jaajëf.